navire sécurité ci lëkkaloom ak rajo Afia FM moo leen di jagleel seen émission yoon wi jëm ci wàllum tali bi mu di émission buy leeral taxawaayu képp kuy chauffeur lu bees dàq nag ci biir émission bile yéen taximan yi boo leen bëggee am taxi mu yomb leen lool wala sax ngeen feebar bëgg a faju jaarale ko ci couverture maladie universelle jëm sax ba ci seen dëkkuwaay de leen teewlu bile émission di yoon wi ci seen rajo Afia FM 93.0. ak jàngoro ji ñu nemmeeku ci réew mi di Covid 19 bile émission nag daañu ko amal ci Afia FM 93.0 bu 17h jotee jàpp 18h ci biir émission bi itam daañu ci waxtaanee wàllum dépannage gratuite ñu ciy lëkkaloo ak Revas bile émission nag seen mbokk Modou Niang moo leen koy jagleel alxamis bu nekk bu 19h jotee jàpp 20h ci seen rajo Afia FM 93.0 ngeen mën a participer nag ci 88 628 05 05 88 628 05 05. Auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di daje fi ñu daan daje di wax li ñu daan wax fas yéene xamal bépp auditeur ak auditrice bi nga xam ne ni dafay déglu rajo Afia FM 93.0. lii di émission yoon wi di leen ko defal saa su ne ànd ak suñuy invité balaa boobu dañuy nuyu suñu directrice Penda Sougou di nuyu tamit sama xarit bi ma nga dendal muy Fall Ndiaga Yaram ak Grand Modou sëñ Bass di ko nuyu ak Penda di nuyu ñëpp daal ñi nekk ci rajo bi daal waaw ku lim jum mbaa nga fàtte di dalalaat suñu grand suñu nijaay di njiit ci transport GIE di Serigne Saliou Ngom di ko nuyu bu baax a baax a baax borom Diourbel laa koy faral di wax di membre bokk ci membre regroupement yi nga xam dañ nekk ci Diourbel nekk tamit secrétaire général des taximans de Ndefleng ak tamit yoral beneen ndobantank bu ñuy woowee secrétaire général des chauffeurs taximans yi nga xam ne dañuy nekk ci Beaux Maraîchers nekk tamit njiit ci ay taximan yoo xam tamit dañu bokk ci Manko ba taxawu taximan yu Sénégal am na ci beneen invité bi nga xam ne tamit ñu ngi koy wooyee Abdoulaye Ndiaye nekk chef de garage Waagu Ñaay ci avenue Cheikh Ahmadou Bamba ci HLM waaw di leen nuyu bu baax di leen dalal di kontaan tamit ci seen teewaay fii ci rajo bi di jox rek suñuy invité ñu nuyoo balaa ñoo dugg ci waxtaan wi sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay fay di la jaajëfal di ziar ak waa rajo Ndefleng waa rajo Afia FM ak képp koo xamante ne si auditeur nga ak auditrice buy déglu rajo bi ak képp koo xam ne sama mbokkum chauffeur nga ñu bàyyi xel émission bi bu baax a baax. waaw jërëjëf sëriñ Ablaye di joxaat nuyoo bi sëriñ Saliou Ngom maa ngi lay nuyu bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mamadou waa Afia ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu taximan yëpp di nuyu chauffeur si yëpp surtout waa Beaux Maraîchers waa Manko taxaw taximan ñu ngi leen di nuyu bu baax. ñu teewlu émission bi bu baax a baax waaw. waaw jërëjëf su may invité gannaaw bi ngeen duggee ngeen nuyu ñi nga xam ne nii yéen a leen jiite ci ay regroupement di ay chauffeur di leen jaajëfal ci seen teewaay man tamit vraiment di nuyu suma nijaay Ouest Foire Thiam lañ koy faral di wax ak sama benn jigéen boo xam ne nit ku baax nekk Padois Builders tudd Aminata maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi teewlu émission yoon wi waaw di dalee suñu première question sax balaa may dugg ci question bi dafa am loo xam ne nii dafa jaral leeral parce que yàlla suñu borom dafa ne li ma bind yëpp doomu aadama moo ma ci gënal te li tax ma wax loolu xel mi moo tax parce que gannaaw bi nekkee ay nit te nite am na ci loo xam ne nii xel da ko nangu xel nangu na ko mooy li nga xam ne nii dama koo gis ma teg suma bët te balaa ñu dugg ci émission bi damaa bëgg ñi nga xam ne nii ñooy suma invité di sëñ Ablaye ak sëriñ Saliou Ngom kenn ku ci nekk rek vraiment li may wax nii am nga ci part de responsabilité di la ci laaj sa gis-gis parce que tamit Sénégal suñu Sénégal la dañ ko war a pencoo mooy dañ ko war a waxtaanee lépp loo xam ne nii gis nañ ko mooy loo xam ne nii dafay jëriñ ñëpp kenn ku ci nekk am nga ci part de responsabilité loo xam ne ni tamit luy yàq la te jàpp nañ ni lii dafa yàq tamit
wax dëgg fa yàlla kenn ku ci nekk tamit am na ci loo xam ne ni tamit sa part la ci loo xam ne nii war nga ko mën a war nga ko ci mën a def mooy marché central de poisson man dama gis ni la fa nekk ci nit macha allah bari na te bëri gañ bëri donte jël nañ ay matuwaay yañ fa jël muy raxasu comme li ñuy wax ci bërëb yi nga xam ne yëpp dañ fay nit ñi dañ fay faral di daje liñ fa critères yi ñu fa joxe rek lañ fa joxe mooy raxasu sol ay masque man ma jàpp ne nag est-ce que loolu dina tax feebar bi nga xam ne ni dafa lëmbee àdduna lëmbee Sénégal lëmbee ci transport mais lii dafa nekk en dehors du transport comme li mu fa wax léegi comme que ay sénégalais lañ bokk Sénégal ñuy gis loo xam ne nii lii war naa mën a yàq ñu war cee wax bu nekkee war naa luy defar la ñu war ko encourager mais je vois que ni marché poisson la ma fa gis ci ay nit nu ñu fay duggee donte dañuy daan seen doole est-ce que matuwaay yéen ñu war a jël ña ngi koy jël parce que buñ dem julli ji juma te yaakaar naa ne temps bay nit ñi di def ci marché ba duñ ko def ci jumaa ji est-ce que jarul tamit ñu def jàngat tuuti ndax wax dëgg fa yàlla temps bii nit ñi di def ci jumaa ji duñ ko def ca marché ba jëy ñëw ca marché ba ak bërëb yi ñu mënti jógee yu wuutee ci Sénégal parce que marché ba da nga dégg koo xam ne mun la Saint-Louis laa jóge kii dana jógee Tëngéej kii dana jógee Bargny te kenn ku ci nekk xamoo sa morom ñu war faa daje def suñu achat dem suñu yoon kon jumaa ji dama jàpp ne war nañoo bàyyi fraction 5 minutes ya fay fidèles yi am pour julli ñu def ko fa loolu c'est ma conviction personnelle su ngeen gisee ma wax loolu parce que je suis un Sénégalais comme ñëpp def jàngat def analyse xool jàpp ni critères yi ñu jël ci marché bi buñ ko jëloon ci jàkk yi ak jumaa yi nit ñi jaral na leen julli man loolu laa gis Serigne Saliou loolu loo ciy dolli. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Maodo waaw loolu de moom xam nga Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne bu ñu réglé dañuy seet daal fu mu gën a nooyee ndax xam naa niñ noote transport jamono ji ba nga xam ne suñu bokk interview yi di ñëw gaare yenn taxi yi ñu ne la ñaari di ngay yëpp yenn groupe yi amatu leen droit sax toog yaakaar naa bu ñu ko yemale woon comme ñëpp loolu ngay wax du am waaye nag Sénégal moo demee noonu vraiment bu fekkee dajaloo bi moom aaye nañ ko ci jàkka yeeg yu mel noonu war nañ ko mën a aaye fépp waaw ok. waaw sunu beneen invité waaw Ablaye yow loolu ci loo ciy dolli. waaw comme ni ma koy waxee ñëpp ëpp luñ koy waxee rek parce que ku ne xam na ni bu ñuy jël ay mesures yaakaar naa ne côté transport moom dañ ciy jël seen wàll ba mat sëkk te jàpp naa ne ni ko transport respecté surtout taxi su ko ñëpp defee noonu rek jafe-jafe du ci am parce que ñun moom yàlla def na lépp luy yëngu ci wàllu yoon dama jàpp ne si ñun lañ koy tàmbalee sa far ba nga xam ni benn virgule duñ ko ci bàyyi noonu ñu ko toppee nag du ñu poursuivre benn par benn yaakaar naa suñ ko defoon secteur yëpp rek dina avancement dina ci am incha allah te loolu nga mujj wax tamit mun naa ci indi sama xalaat tuuti comme li nga wax ne boo seetloo comme jàkka yi wala yu demee ni ki yooyu loolu moom gis-gisuñu bari la parce que man mi di wax ak yow nii jàpp naa ne lii ñuy def nii ay mesures la yu am solo muy raxasu ci wàllum cet gi daal leneen liñ ci war a dolli nag mooy nit ki bu setee jël matuwaay yi mu war a jël ba pare dafa war a jàkkaarloog suñu borom ñaan ko yàlla teggil ñu fi natt bii parce que tamit loolu sama gis-gis la man personnel waaw loolu daal lu ñu war a mën a bàyyi xel la moom. waaw parce que li tax ma laaj boobu parce que dama seet affaire bi mu jaaxal ma trop parce que ñun ñoo wax ne néegu yàlla lañ wax néegu yàlla yaakaar na nit ki boo ko soxlaa da ngay dem këram wala nga dem néegam wala nga dem bërëb ba nga xam ne ni yaakaar nga ne fa nga ko gën a jege pour nga wax ak moom. kon bu ñu tuddee wax néegu yàlla gis nga boo ñëwee ba ci stade bi stade Léopold Sédar Senghor pour bañ taximaan yi toog fa rek garab ya fa nekkoon dañ koo gor nañ garab ya parce que leer na leen y a des heures yoo xam ne ni mooy heure yi nga xam ne taximaan yi ci la ñu war a mën a serlu toog ci garab yi raxas seen oto yi noppalu mën a gontaat bañ nañ sax rassemblement boobu ba dañoo mujj sax gor garab yi parce que nag ñu xam ne ni Sénégal boo fi jëlee commerce jëlee fi transport yaakaar naa ne dëkk bi day sooxee parce que yaakaar naa ne dafa nekk ay activités yoo xam ne nii kenn demul ñu def ci développement ci réew mi waaw gannaaw bu ñu duggee foofu def prox ndoolu tuuti rek
ñu ñëw ci laaj yi nga xam ne nii vraiment yaakaar naa ne buñ ci waxtaanee ñi nga xam ne ñii muy ay autorité ci wàllum transport danañu dégg gën a mën a bàyyi xel métier transport xam ne am nañ solo ci réew mi mooy en tant que yéen ay njiit ngeen comme président Serigne Saliou yow njiit nga maanaam dégg nañ fi li mu fi lim ci li nga xam ne ni ay branche ay ndombal tànk moom lañ la dénk te di la ñaanal yàlla na ko yàlla oyofal ba nga attan ko nga def ko comme ñi la ko dénk nuñ ko bëggee waaw mais dama gis ni est-ce que yow am nga jot parce que boo jiitee ay nit da nga nekk nit koo xam ne nii da nga jiite ay ndombal tànk yu bari est-ce que am nga temps pour di leen sensibiliser ci li nga xam ne nii moo lëmbee àdduna lëmbee sa kër lëmbee sama kër lëmbee transport est-ce que am nga jot pour sensibiliser chauffeur si pour ñu jël seeni matuwaay. waaw Alaaji Modou jërëjëf ci question bi xam nga jot moom am nañ ko ndax am nañ moyen pour sensibiliser leen. asalaamaaleykum dafa mel ni kii day dafa. allo waaw salaamaaleykum ku baax kooku. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi siyaar. siyaar nañ la bu baax waaye. alhamdulilah jégaluwaat bu baax. man la Momadou. kooku la Mor Niang. waaw Mamadou ban. waaw Mamadou Siraji Dramé. waaw Mamadou waaw kooku dafa daw yaakaar naa ne yaram waa tàng pour mu mën a dugg pour intervenir ci li nga xam ne nii mooy waxtaan wi xam naa ne nag dana dellusiwaat waa président. waa nga àggale tuuti. dama ne ñun moom wér-gu-yaram jaral nañu bu ñu amul jot sax ñu sensibiliser suñuy nit mais sensibilisation nag dafa am mesures yi muy àndal en tout cas ñun ñi nga xam ne ñu ngi bokk di déggoo bokk ay groupe yenn saa di gisante ñu ngi ku nekk wax nañ la nga samonte ak sart bi waaw wax nañ ko ndax tamit gëm nee nañu feebar la suñu kilifa yi d'accord ci dañ ci d'accord buñ ci d'accord aussi nit ki boo d'accordoo ci dara ci li ngay liggéey ci ngay wone ne d'accord nga taximan ni moom loolu moom ku ne xam na ne d'accord nañ parce que respecté nañ normes yi ñu ngi yëpp ñaari client ñoom débordé wuñu xëy na kay dafa fekk nag dañu waroon a xool loolu bu ko defee ñu gëstu taximan yi au moins ñu ne kaay leen jox leen ay sel kaay leen jox leen ay masque kaay leen jox leen ay gants yëpp sax mënoon na nekk bu ko defee jox Ablaye Ndiaye jox Salim jox keneen loolu sax te ndimbal la encore surfaçon bi encore ñu gestu leen ci mais man li ma gën a tiit ba léegi man mosuma dog sax ministre bi di wax ba tudd taximan quoi loolu moom ma gën a xaw a bilimbaana tuuti quoi maa ngi koy ñaawloo bu baax nag ok. waaw président yow. loo ci doon waaw comme noonu ko Saliou waxee daanaka liñ naan xel yëpp ci bokk daje muy ne ko Saliou waxee di ko ziaraat bu baax. parce que transport d'une manière générale sax daanaka boo xoolee taxawaay bi nga xamante ni si suñu autorités yi taxawee nañ ko ci ni mu koy ñaawloo noonu la ko ñëpp di ñaawloo man ci sama paaru bopp rek du lu ma rafetlu parce que taxi dafa nekk symbole couleur bi rek symbole la dafa am lu muy tekk ci am réew mais dafa mel ni gars yi seen bët feneen lañ ko gisale mais vrai patriotes yi nga xam ne ñooy chauffeur taxi dafa mel ni dañ leen bàyyiwul xel ci lu bari ni mu ko waxee loolu lépp dëgg la suñ ay matuwaay yi nga xamante ne si ñun ñu ngi koy jël ñoo koy régler ci suñ ay propres moyens donte jamono neexul mais ñu ngi sensibiliser chauffeurs yi ñu ngi leen di jox ay sel di leen wan sax am ci ñoo xam ne sax dañ leen wan ni ñuy utiliser sel yi. te clients yi tamit xam ni bépp oto bu ñu yéeg na leen leer ni chauffeur bi mi ngi koy toppatoo nu mu waree di nettoyer cousin yi am na ay genre produits yoo xam ne dañ koy nettoyer cousin yi ak poignées yi ñuy téye ak yépp yoo xamante ne si. vraiment lu amal njëriñ askan wi la moo taxit yàlla mi ngi ñuy suturaal te yàlla na sutura googu jëm kanam. mooy chauffeur taxi yàlla mi ngi leen musal a gum ci feebar bi yàlla nañ ci gën a mucc ndax matuwaay yi ñuy jël. waaw yàlla na gën a sax yàlla na gën a yàgg parce que sans chauffeur de taxi sans transport en commun yaakaar naa ne soxla yi day sooxee te ñun comme li nga wax rek ñun ñëpp Sénégal suñu Sénégal la kenn ku si nekk am na ci part de responsabilité waaw bu ngeen gisee moo ko gën a xuus ci laaj boobu di leen ko laaj parce que njiit dafa metti te njiit dafa doon koo xam ne ni yaakaar naa ne ni mu nekkee këram njiit noonu la nekkee ci fonction bi nga xam ne nii moom lañ ko jox pour mu war koo mën a diriger normal kon njaboot gi yëpp suñu njaboot la quoi waaw loolu moom mënul ñàkk beneen laaj ma laaj président mooy yow ñëwoon nga fi yaa ngi ni yàlla def na nga ñëwaat fi kon maanaam émission bi yitteel na la soxal na la est-ce que boo fi jógee maanaam li ñu fiy waxtaanee
est-ce que message boobu dana àgg ci ñi nga xam ne dina jiite parce que tamit buñ la jiitalee maanaam dañ laa sas dañ laa yónni boo demee ba waxtaan ba maanaam diisoo ci waxtaan est-ce que da nga amaat temps pour mën a dajaloowaat wala est-ce que message bi dana jàll daal maanaam njëriñ li fii luñ fiy waxtaanee daal. waaw loolu mënul ñàkk parce que xam nga tey su fekkoon ne jiitewuma ay nit du ma teew fii en général boo teewee fii dangaa teewal ñëpp maanaam loolu du mën a ñàkk ma jàlle ko samay nit ndax dañ koy soxla aussi itam loolu moo ñu war xam nga boo demee présenté ay nit boo ñëwee da nga leen di kii da nga leen koy rendre compte quoi comme ni ñu ko mën a waxee. te émission dafa nekk loo xamante ne bii dafa am solo boo xamante ni man bu ma invité sama groupe dama leen koy wax itam bu fekkee temps bi may na ma ko sama batterie mooy ma ko dama koy arrêté sax ma envoyé leen ko comme la fois passée donc mais loolu rek la xam nga mënoo leen ñàkk a wax dara quoi parce que aussi ay nit mënoo leen woo ne dañ maa invité xëy na ñeneen ñi nag aussi dinañ jàpp rajo bi di déglu xam nga tam boo jàppee rajo bi déglu daanaka rendre compte bi dootul am sens li ci ëpp solo mooy su fekkee invité nañ la waxal say nit ñu déglu ndax tam dafa neex ngay dégg sa leader muy wax fen bu ko defee bu ñëwee dañ ko ne doyen lii de moom yokk ko ci boo demaatee lii manqué na yokkaat ko ci loolu moo tax déglu bi dafay am solo aussi il faut ñu rendre leen compte quoi ci question boobu ok. mais yow sa liste. sa liste dem na. dem fan. waaw dama dégg. ne chauffeur si dañoo am liste bi yow yaa yor liste bi wala da ngeen am feneen fu ngeen bokk pour ñu mën a jottali liste bi autorité yi. waaw non xam nga tey Sénégal dañu bari caaxaan boo xam ne fi ne nii état bi man ci li ma jàngat benn waay Idika xam nga moom nañ ne mooy président national. mais yaakaar naa du président Ablaye Ndiaye parce que Ablaye Ndiaye xamu ko donc xam nga président national. loolu damay jàllale message bi parce que duma ko xeeb ci rajo bii. dañoo war buñ koy fal préfet organiser ko ci département yi ku am permis voté ko buñ ne Ablaye Ndiaye la ko koy président national mais président national boo xam ne 14 président regroupement yi rek ñoom la neex ñu fal leen fi ne nii dem na ñu ne ko non interurbain bi la ñu recensé pour jox leen kii subvention yaa ngi dégg xanaa yow Ablaye Ndiaye lu mu dee nga am mot nga ne leen man jiitewuma interurbain kese. ku ne xam na ne interurbain nag dafa gaare d'accord yéene naa leen ñu subventionné leen mais nag Ablaye Ndiaye mii doon versé 10 000. ci misaal mënatul am 5 000 noo koy def. urbain bi nga xam ne 40 personnes nga ne ko 12 places noo koy def c'est-à-dire que maanaam ñun transport njiit la ñu amut bu dee waxtaan wax dëgg ci la xëy na loolu nag la ñuy xeex bu soobee yàlla moom taxi moom. bu soobee yàlla loolu dina ci dañ ndax nu ngi ci te bañu ci dara. daañu taxaw. dox ko wax ko ba lépp lu fi nit di yëkkateeti nga boole ci taximaan yi loolu moom bu soobee yàlla maa la ko dig te dina am te nañ toogaat fii nga ne waxoon nga ko. incha allah ndax nag am na yoo xam ne duñ ko bàyyi muy jàll. xam nañ ok. waaw loolu dañ koy politiser parce que démb maa ngi togg suma benn grand moom dafa am bus muy dem Touba lay daw mais biñ jotee waxtaan moom moo tudd turam bi mu tuddee turam am na lu mu wax man sama yaram dafa daw parce que dama gis ne Sénégal. pour affaire yi mën a jaar yoon surtout wàllum transport parce que sànq nee naa ne amul dara lu ko gën a mën a am doole ci réew mi amul parce que bu transport taxawee dama yaakaar activités yu bëri dana taxaw mais li ma dégg grand bi wax loolu dama ko déplorer dama ko ñaawlu en tant que njiit boo xam ne ñëpp dañ laa war a xam nga problème bi mooy yow déjà yow xamoo ko sama grand Ablaye xamu ko keneen tamit mun na ne man xamuma ko te bu nekkoon ne tey ndombal tànk lañ soxla assemblée nationale wala fenn danañ wër garage par garage kër par kër Sénégal noonu lay doxee suñ la soxlaa buñ la bëggee tëj dem jëli addis teg créer loi teg pour tëj la waaye su nekkee ne loo xam ne nii ñëpp la soxlaal buñ ci gisu seen bopp yàqu ko te loolu yaakaar naa taxut réew mi dem taxut dara avancé waaw mais président Ablaye dégg naa léegi sa contribution dégg sama nijaay lu mu wax mais dama gis ni bu dee ci cadre taxi affaire yi peut-être am na ñu ko respecté te gis naa ne man tamit ñi ko respecté moo ëpp ñu ko respecté wul dama leen di tooñ sax ne leen sañ-sañ de rafet na ndax léegi sax dañ koy couleur yi ñu masqué woo sax day ànd ak yëre bi day ànd ak mbubb muñ sol quoi day dem ba mujj gi dafay nekk sax genre aar lay doon quoi vraiment di leen si remercier xam ne taximaan yi ay ndaanaan lañ
ay ndaanaan yu mag lañ mais yow en tant que njiit peut-être yaa ngi ci tali bi am na loo xam ne yaa ngi koy gis man dama jàpp ne chauffeur transport urbain yi yaakaar naa mooy tata yeeg njaga njaay car rapide yi sama bët moo ma ko may dañuy surchargé mais yow loolu loo gisee ak li ñu fi wax lépp ba tey dafa mel ne suñu secteur ñun dafa am ñoo xam ne ni doo xam noo koy wooyee daal. waaw xam nga loolu li ma ci mën a indi xam nga ñun en général bu ñu ne transport rek mun nañ ko généraliser mais actuellement comme ci domaine u taxi ci laa gën a maîtriser mën naa ci laal tuuti nag ci li nga xam ni moo laal muy car rapide yi nga wax ak yooyu man ci sama xel rek ak ci képp kuy réfléchir war nga xam ni benn car bu yeb 30 places nga ne ko 10 nga yeb wala 12 nga yeb 12 personnes ku xam paas bi ni mu toll ak li oto bi di lakk gasoil leer na ne leen li client di fay yóbbut oto bi fa mu jëm. dégg naa ko ci porte parole ki yore waa AFTU muy wax lu mel noonu. kon ñoom li ñuy liggéey dañuy làmbaat seen poste dolli ci dem jëndi carburant. léegi nag loolu su leen ko état delloowul wala transporteur bi nga xam ne amul doole jooju fan la jëm il faut lépp lu ñuy defati ñu xalaat gis nga feebar bi transport la gën a laal te transport lañ ci gën a doya dal. ci naka laal parce que ni mu gën a laalee transport. mooy liggéey boo xamante ne si jikkoy baykat nga yor balaa ngaa liggéey da ngaa jël sa xaalis def ci suuf. ba pare doog a bay ab taxi ku ne xam na ne day sol gasoil doog a daw. dëgg la bu yebee dina daw bu yebul dina daw kon moom dèjà moom. def na xaalisam ba pare. ci biir loolu nag liggéey ba méngoowul ak li muy consommé kon vraiment boobu bu état taxawee wala état bëgg amee neneen nu gisee fàtte taxi wala mu fàtte yenn secteurs yeneen yi ci des ci biir transport kooku day xaw a doy waar. même beneen bi ngay wax nii maa ngi koy dégg muy wax léegi comme ci wàllu ñooñu ni ñuy laajee ay papier wala ni ñuy teel a fagaroo. pour xool ba xam xaar état ba xam dina jéem ci ñun dara wala déet loolu am na ñu koy def. am na ñu koy laaj. maa ngi nuyu au passage Maud Seck président regroupement des chauffeurs. circulation taxi waa circulation taxi. di nuyu tamit waa regroupement trafic. ak yeneen mouvement yu bari yoo xamante ne si actuellement nag chauffeurs yi il est temps que ñu yeewu ci yenn yi. parce que pour ñu xam ne actuellement transport fi mu toll dafa toll ci phase ubbeeku. parce que chauffeurs yi léegi ànd nañ. bëri na ay mouvement ak i daje yoo xamante ne si tout le temps rek dañ ciy déggoo foo dem fekk leen fa. problème bi kay mooy ñi nga xamante ne si ñoo yilif. ñoo ŋànk mbooloo yooyu. ñoom ñoo desee déggoo mais chauffeur seen biir moom. bëgg nañ lu leen boole. parce que la woon dafa woneeku léegi nit ñi yeewu nañ ci côté boobu. moo tax ñooñu muy regroupement groupe trafic la. maa ngi nuyu Omar Diouf au passage di nuyu tamit. comme ni ma ko waxee Mout Ndiaye responsable syndicat moom tamit maa ngi koy nuyu. ak yeneen kuréel yu baree bari yoo xamante ne si ñu ngi dajaloo pour fexe ànd pour xool suñu taxawaay. parce que tamit dañoo nekk secteur boo xam ne ci réew moo xam ne ñu fi am doole lañ te yëgaguñ ne am nañu doole. bu ko defee lépp lu ñuy séddu wala lépp lu ñuy def rek ñun moom ñoo ciy victime maanaam ñun la ñuy noot jóg jaar ci suñ kaw def li ñu bëgg a def fàtte ñu buñ paree. parce que ku ne xam na ne gasoil li mu doon jar mi ngi koy jar bépp frais bu auto transport doon frais tey mi ngi koy frais ba tey. te lépp loo xamante ne si dañ koy wàññi ci transport lañ ko tàmbalee léppam la ñu wàññi. te ba léegi bu ñuy wax wàllu ndimbal sax daanaka dañ koy nës-nësal rek duñ ci wax lu leer. loolu nag dafa jot actuellement nag tolluwuñ ci wax. mais bis bu wax jotee rek comme ni ko sëñ Saliou waxee. dinañ wax incha allah. waaye est-ce que dana yomb parce que bu regroupement bëree. chauffeur bëri. te fekk na ànd bi amul est-ce que dana yomb tamit. non ànd bi am naa yaakaar ci dina am mais nag actuellement fii ñu toll nii xam nga lu ñu naan lu ne kët. lu ne jonn moom li teew actuellement li teew nii. moom waroon na fekk heure bii ñu àndoon bu yàgg. mais comme àndaguñul carrément am na nag ay secteurs yu ànd te ñi nga xamante ne si ñoo ŋànk kuréel yooyu suñ demee ba nga xamante ne si tey déggoo nañ ci kàddu kenn ku ci ne soo waxee sa mbooloo xam nañ la ñuy def mais leneen li ci des kay mooy nañ fexe ba gën a. bokk ci ay regroupement ànd mooy chauffeur yi nga xam ne bokkuñu fenn ab chauffeur day am fu mu bokk. tant que mi ngi ñàkk bokk fenn du jóg ci ñu di ko néewal doole. loolu laa bàyyi ko xel bu baax a baax tey ñaax sama mbokk chauffeur yi ñu gën a gëmante gën a góorgóorlu bu baax a baax. waaw may saaj foofu rek balaa maa jóge ci yow est-ce que regroupement ak syndicat. ban différence la ñu am. waaw regroupement mi ngi mel ni nga wax benn garab. ak car yi mu am ak xob yi. regroupement mooy ay chauffeurs yu dajaloo boole seen bopp mu tuddee def ko ab regroupement
wala sax ñu def ko ab GIE ci biir GIE yooyu bu ñu àndee wala regroupement yooyu bu kee amee regroupement kee am regroupement ñu boolante ko affilié wu ci benn syndicat parce que am na ci loo xamante ni si jàpp naa ne la ca syndicat ba sañ man mi nga xam ne président garage la wala président regroupement la sañu ma ko pour fexe uti doole la rek. lan sañ-sañ boobu lan moo koy indi. non ay ci këyit la wala ci relation. ci këyit la pas relation sax mais ci këyit la parce que am na ci yu bëri yoo xam ne ñoom am nañ sañ-sañ boobu te ñun peut-être am na foo xam ne amaguñ sañ-sañ boobu kon loolu mooy tax ñuy bootu ci ñoom ñiñ bootu it ñu xam ne mbooloo mi nga xamante ni si ñi seen ginnaaw li ñu yaakaar ci ñoom mooy seen ay jafe-jafe mbooloo mi nga xam ne tamit muy chauffeur taxi li mu war ci digganteem ak ka ko jiite na ko xam te di ko sàmm bu ko defee kenn ku ci nekk mën cee yëg li nga xamante ne si te tamit li ma ci bëggoon sànni bi sax muy kàddu bu ndaw mooy gis nga transport demande sociale la population bi ñoo ko bëgg askan wi. ñoo ko soxla. ñëpp a ko soxla. un moyen nécessaire quoi ni nit di bëggee lekk bëgg naan noonu la bëggee dem. maanaam feebar bii rek wane ne misaal mi nit ñi boo gis nga leen fu ne la ñu jéem a patoxlu pour dem mënul ñàkk ci am réew kon ñi nga xam ne ñoo yoree wàll woowu nañ leen jox seen cër ba mu mat te xam ne réew mi kenn ëpp leen ci wàll loolu laa ne woon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. surtout suñu autorités yi. voilà. waaw jërëjëf sëñ Ablaye di fàttali numéro téléphone bi 88 628 05 05 képp koo xam ne ni bëgg naa dugg ci émission yoon wi pour participer dollil ñu xalaat ndax nag wax dëgg yàlla lépp lu ñu fiy wax rek bu jubee rek ngeen xam ne ci yéen la te lu ci dëng rek ngeen jéggal ñu ko xam ne sunu matadi la. waaw président boo gisee ma laaj loolu parce que wax nga ko léegi dafa mel ni daal ci jàngat dafa mel ni daal joueur ak capitaine ci biir terrain. joueur bi am na limite am na loo xam ne nii bu amee lu ko naqari ci arbitre bi day dem ci capitaine bi wax ko ab capitaine bi moo koy jotali arbitre bi mooy tax en général ngay gis ñuy génnee carton jaune di ko jox joueur parce que peut-être moom amul droit di am nu muy waxee ak entraîneur bi loolu nga bëgg wax foofu loolu la. loolu la. waaw noonu la ok d'accord waaw léegi mais recette bi parce que buñ nee problème am na ci transport liggéey bi neexatul. wàññi nañ nombre de clients yi nga xam ne taximan moom la amoon autorisation pour jël ko dem nañ ba ne ko léegi jël ñaar léegi est-ce que loolu du def jeexantal ci am bi. xam nga transport Sénégal ba mu yàqoo dafa yàgg ñu di ko seetaan muy gën a yàqu. depuis kañ la yàqu woon. yàgg na mun naa ne la ñaari régime yi fi jaar yépp ci ñoom la transport tàmbalee yàqu. ak Ablaye Wade li mu fi jéem lépp ba nii. man li ma fàttali ko te xam ko. mais imaginal rek wala ngeen laaj ñi nga xamante ne si ñi ngi ci terrain bi wala ñi xamoon démb. ki waxoon dafa bëgg taximan bu ne am oto boppam. déggoo li ma la wax. imaginal man li ma xam. gaara su pompier gu njëkk ga boo fa masaan dem. bokkoon nañ ci apprenti yi nga xam ne. dañ daan teppe ay toiles yu bees ci oto bu bees. loolu kañ lañ ko gëj a gis. oto bu bees di daw. boo demee ci dëkk yi ma dëkk muy Touba Mbacke gi ma dëkk. diggante Touba ak Mbacke oto yi fa daan daw yu bees la daan doon. dëgg la oto yi daan daw ci àll bi sax oto yu bees la daan doon. mooy yi ñu tuddee ay Oppoya. kañ ngeen ko gëj a gis. ay Toyota bu bees. macha allah ak yeneen marque yu bees muy ay Mitsubishi yu daw ci àll bi. loolu dëgg la pompier ay minicar Toyota yu bees. loolu leer yi ak marque yu bari. bu bees sax mais kañ ngeen ko gëj a gis. dëgg la kon man ci régime boobu laa jàpp ne fa la transport yàqu bu mu fi jógee ñi ci des peut-être jublu nañ ci bëgg nañoo defar mais dama yaakaar dañoo xamul yoon wa. est-ce que féetewul boor tamit am bi am ñu am doole am ñu amul doole. mooy li ma la wax gis nga yoon wi suñ ci bëggee jaar dañu koy laaj ñi nga xam ne ñoo ko maîtriser. gis nga kenn ku ci nekk da ngay xam sa tënk sa xam-xam fi mu yem. nga yem ca keneen ki ci des bul ko xeebal li mu xam soo bëggee ñooñu jariñoo loola il faut nga dugal ci ki nga xam ne moo maîtriser métier mi pour mën a jëriñ askan wi. doguma la Ablaye yàlla bu la yàlla dog luy sama papa ji di wax rek ku ma ci poussé ma jël yow yaa ko wax léegi nit ku ne da nga koy jox lu mu moom jox ko li mu xam bu ko defee la nga ko dénk mu mën a avancer loolu moo ñu yóbbee suñu problème bi ci ceeb bi. jox ko ñoo xam ne ni xamuñ ci dara amuñ ci benn expérience pour marcher gré à gré pour mën a satisfaire seen besoin personnel. waaw te loolu xam nga loolu ba tey li ma la wax dafay dikkaat. maanaam nitu transport lañu respecté wul ci miim réew. te ñor lépp nag. di verser lu bari ci keesu réew mi lu ne ñu ngi leen koy teg taxi bu ñu war a dagg droit bu ñu war a fay ñu ngi koy fay mais xoolal ni mu demee lépp loo xamante ne si transport léegi ay transporteur lañ koy xañ saa su ne bëgg a créer ñoom seen transporteurs yi bopp moo feeñ fépp nag. fépp ci secteur yëpp. dëgg la seen transporteurs yi bopp la ñu créer yoo xam ne peut-être ay nekkoon nañ ci yeneen soit loola doxut ñu bàyyi ko ñëw ci transport wala ñu nekk ci leneen bëgg a jël loola boole kook transport muy jaxase ay métiers yoo xam ni. ka ca nekk maîtriser wu ko ba. jafe-jafe yi ciy am yëpp am ci mais soo gisee sax ma lay dellu siwaat ci la ma la waxoon ne la temps PS
laa xam ne transport moment booba ki nga xamante ni si agrément registre de commerce transport lay def ci lay yem commerçant bi yem ci commerce jaaykatu dàll bi yem kenn ku ne yem ca la nga yem mais actuellement nii dañoo jaxase pétale yëpp l'homme 12 métiers lu neex waaye def nit ku mu neex doonu transporteur kon yow d'accord daal ñu daal xaalis kenn du ko liggéey dañ koy liggéey d'accord mais Sénégal mi ngi noonu waaw président dégg nga li mu wax yow da ngay defaale politique jaaroon nga fi am na lu ma retenir woon suñu waxtaan man ak yow léeg-léeg da ngay cumuler politique bi ak métier mi est-ce que comme gars yi li ñu leen di blâmer toujours di leen joxañ baaraam ci li nga xam ne dañ ko nekkee suñu leen yaakaaree jël ay ndomboy tànk jox leen ñu yuuxu bañ jox leen ne leen yow la est-ce que doo dem ba àdduna soppeeku nga dugal ci affaire politique maanaam la taxoon ñu fal la dootoo fi nekkati li ki nga xam ne nii tey am nga autorité pour jàkkaarloog moom est-ce que boo jàkkaarloog moom yow da nga wax li tax ñu fal la nga bañ a wax lii tax moom ci boppam mu gëm la te bu lu génn rek mu teg sa loxo ne sama waa ji. waaw jaajëf Modou balaa maa ñëw foofu xam nga tey ñun du laaluma ci politique man damay politique bu jotee mais politique de man dafa am heure man bu politique jotee damay dem politique yi pour jëriñ leneen jotee dama cay jóg. dëgg xam nga tey boo waxuloon politique fii ci jéetaay bi kenn du ma déglu ni kii politique c'est la parce que man géewuma di politique ñuy not say njaboot nga ne cel parce que man bu may politique dama doon bokk bu may politique yàlla def bu ma waxee ñoom ñu dégg ma. comprendre boo ko defee ñi nekk sama ginnaaw. dëgg la wax vraiment ñu kontaan. xam nga loolu mooy politique. effectivement mais ñoom souvent aussi tam benn yeneen yi ci suñu njiit yi aussi part de responsabilité fii la ëppee xam nga kii def ko wax Laay Njaay xam nga tey syndicat dafa dem ba daanaka mënatu lu bëri ndax dafa bëri. donc daanaka monté ay kuréel instant yi nii président national moo ëpp doole ci syndicat yi yëpp moo leen ëpp doole sax te du syndicat. parce que seen der dafa xaw a yàqu. voilà xam nga aussi dafa xam nga gis na ndomo tàgg. dafa am nu muy yàggee mu ngi mel ni boobu mooy sol ba mu yàgg maanaam dootul faj li ngay kii xam nga tam boo jiitee benn secteur fukki at joxal kii bàyyil gars yi dem. bu ko defee keneen bu ñëwee dafay amaat puissance am bañ mais dafay da ngay dem ba da ngay bàyyee ko te xool jamono ji fii may wax ak yow visite technique bañ ko tëj. mais ministre boobu léegi man dégguma mu déclaré. mu wax ci dara mais ministre bi moo waroon a jóg ne ot visite jeex na léegi 3 mois wax nañ ko nii. man am na information yu ma jot mais ministre bi moo waroon jox ministre de l'intérieur muy wax ak alkaati yeeg gendarme yi ne leen. visite technique moom bu ko kenn laajati nit. waaw bu ñu jógee foofu. livret day jeex. xam nga lan lañ def. benn kayit lañ taf foofu boo ñëwee nga foto ko est-ce que loolu cër la. man nga ne yow léegi da ngay kaasal sa vol ñu lay dikk ay aide ngay balaa ngaa wax aide da ngay wax nga ne ñun non. xam nga il faut nga xalaat. waaw ñu ngi fi nekk balaa ñëw wax ay Ablaye Ndiaye ñu surveillé ko. dëgg la Ablaye Ndiaye dafa am ay kayit. waaw njiit yi lañ man bu fekkoon ne man maa nekk seen part li may njëkk a demandé léegi suñu pièces yi bu ci jeex d'abord nan la ñuy def. nan la ñuy def ba pare bu ngeen lijjantee loolu ba pare buñ la nee non dañoo bëgg a dimbale interurbain nga ne leen xaar leen bu ñu mën a dimbal ñëpp d'accord naa nag interurbain bi gaare fu mu amee 15000 Ablaye Ndiaye am 10 000 parce que mu ngi ngos-ngosi. dëgg la di am demi journée loolu d'accord naa ci. dëgg la mais mënoon ne da ngay jublu ci interurbain bay urbain moo waral gars yi di surcharge yow li nga wax ñaata la place 100 francs 12 places yi du 1200. du dara du dara 1200 bu daa mën a yor jëlee car Sandaga ba fan. wallaay mënu ko comprendre na dañuy surcharge dëgg parce que am na ñoo xam ne am nañu doole jàpp ñu ci combat bi dañoo gaare seen oto. mais ñi néew doole nag pour jàppale waale clients yi. jàppale seen bopp joxe dépense dañuy sii sarta ji mais li Ablaye Ndiaye wax rek xam nga taxi dafa nekk professionnel loo xam ne professionnalisme waaw boo xam ne maanaam tey lépp lu ñuy def ci transport xanaa ma ne taxi man lañ waroon njëkk a oo yow xanaa xam ne yow ay syndicats yi yëpp organisation ci taxi la njëkke après rek boobu créé wuñu regroupement taxi mooy affaire bi nga xam ne même boo ko xeebee ci affaire solution bi mu la mën a indil wallaahi benn expérience bi mu la ci mën a jox beneen chauffeur beneen ku nekk kuy dund ci secteur beneen waaw du la ko jox lan moo waral loolu li ko waral voilà li ko waral mooy que nag ñun yàlla dafa dogal ñun dañuy def contact ak clients yi rapport direct comme daal nekkul indirect direct la sans intermédiaire voilà léegi nag Ablaye Ndiaye mi yëpp 4 clients la
client bi ñëw muy waxtaan ak moom. dëgg la ba wàcce ko am keneen ki mu xuloog moom keneen ki mu xeex ak moom. dëgg la léegi day yeewu. dëgg la léegi dana dem boobu client bi ne salaamaaleykum rek mu xam ban façon la mu xam nu mu koy teeroo mais sax boo déparé balaa nga agsi foofu di nga xuloo di nga ci am xarit di nga ci xeex. macha allah mais boo ci defee benn formation bi léegi nag bu client bi ne salaamaaleykum dama jël taxi rek da ngay xam kii ban façon nit la. nga kal ko foofu benn borom xam-xam nee na ma taximan bu dawalee ñaari at normal taxi ko formation commissaire la yor. dëgg la te ma wax la ko tey am na ñu bari tey bi jamono di neex bu ñu enquête def ay agent secret dañuy jël taxi yor taxi di ko kii taximan yi sax ñoo waroon di maanaam toppatoo ko gëm naa bu ñu nee nañ segri métier mi yàqu naag yooyu dañoo waroon a recruter ñoom Ablaye Ndiaye. dëgg la ñoom Saliou Ngom yaa ngi dégg bu ñu leen recruter dugal leen ci biir secteur bi ñuy segg ñi gàmmu ak ñiy raas dem mën naa nekk. est-ce que doguma la est-ce que xam nga ne vous avez une responsabilité énorme c'est-à-dire boo gisee ma wax loolu man dama jàpp ne ñenn ñi ñoo tax boo waxee taximan rek li ñuy njëkk a wax ci moom rek boo ko dégloo rek sa xol du neex. voilà waaw léegi xam nga foofu. waaw xam nga foofu it du ma d'accord. ñu loolu tax. parce que xam nga lan moo tax. waaw gis na tey boo demoon tey. ci ñi jàngale. am na ñoo xam ne bi ñu jàngee ba am brevet leneen lan doon xalaat. dañu xeeb jàngale mais dem nañ université cartouché ñu lijjanti leen ñu jàngale ji. comprendre ñooñu ñu ngi yàq benn am na infirmier yoo xam ne ak docteur yoo xam ne xamuñu dara. comprendre na pourtant ñooñu ñu ngi def ay scandale fii ci réew mi. dëgg la ak yeneen yoo xam ne c'est que ñun suñu secteur bi. la ñu siñ fang daa weex dungu non dañ ñu siñ xam nga wax ji jarul mu ñu koy raaraay xam nga secteur taxi dañ ko xam nga taxi yi fekk teguñu ko fi ñu ko war a teg transport du mos a jag nag li ñuy wax taximan tey non da ngay dem ba lii maa la ko boo taxee taximan mi ngi ciy déglu après rek du non dama dégg benn cassette gis naa taximan waaw bu njëkk maanaam boo ko gisee li taxoon mu doon nekkoon noobal dafa taloon boppam da ngay sol sa bassin boobu bassin riis nga sol sa raay ban tax sa montre. waaw ay gold. xoolal tax sa ceinture bi set. nga borde say verre. xam nga lan moo la ko mayoon. maanaam transport bi dafa baax. léegi yow oto bu bees bi laay di wax mooy ñëw foofu. waaw nga yootu taal ko. doo tilim doo def dara. billaay walla aussi client bi daf lay respecté dafay fay. mais nag gëm bu neexee Modou Niang mu dem France ñëw rek. wut agrément transport wut fukki taxi ak juróom ne taxi am de 15000 lay versé du ko jox sénégalais Pël Fuuta yi la koy jox ñoo xam ne amuñu pièce bu ko defee ñu sol ñetti mbub waaw comprendre am na koo xam ne xëy na sàcc lay nekk am na koo xam ne luy ay jën lay yëb ak yooyu xeetu yooyu nga xam ne taxi waru koo jege lu ne am na ci parce que yow yaa laaj 15000 ñetti junni moom fu mu war a génne dafa am nu muy demee xam nga loolu yëpp dafa nekk loo xam ne nag buñ ñu joxoon secteur bi ne réglé leen ko ñu composé li ñu war a composé loolu yëpp dañ koy dindi. da ngaa tudd jën rek sama waa ji commencé ree quoi xam nga moom Fall la sant boo sudee jën rek day ree waaw jërëjëf président waaw sëñ Ablaye. waaw li ma ko ci bëgg a dolli mooy ci comportement taximan yi ñuy wax. waaw xam nga taximan tur la. mais jëmmi nit ki koy def. du ñun ñi ne ci secteur bi ñun ñoo koy tànn. pour nga doon taximan du ñun ñoo lay tànn ne la kay bokk suñu secteur bii. ñun li ñu man mooy yor suñu oto dem liggéey di sensibiliser yenn chauffeurs yi nga xam ne peut-être maîtriser nañ lan mooy transport surtout taxi parce que ñun li ñu xamoon te xam ko mooy chauffeur ab chauffeur dañ ko daan former ca fañ ko war a former mooy jël ko def ko ab apprenti yar ko jàngal ko métier mi tàggat ko ni ñu ko war a tàggatee ba mu am permis ñu toppaloowaat ko ci suñ ginnaaw defaat ko apprenti da daan yor permis ba pare ñu nangaloowaat ko mu doon apprenti ba gën a maîtriser àdduna waaw bu boobaa bu amee transport du tee sax ñu bàyyi ko du tax ñu bàyyi ko dinañ koy yar boo xam ni dinañ bëgg ba saa yu dajee ak patron du sol loo xamante ni si patron dina ko ci xas wala mu di ko sikk loolu noonu lañ daan formé mais léegi ku ne xam na ne permis ak libéré gën a yomb ci mim réew dëgg la ñun duñ joxewuñ transport en commun pour nit doon chauffeur transport du ñun ñoo koy def ña koy def moom ku ne xam ne nañ koy defee ku ñëw bokk nga dëgg la ku ñëw doon chauffeur livré tamit nañ koy defee ku ne xam na ko parce que man am na ñu ma wax sax ne Côte d'Ivoire pour nga doon taximan il faut syndicaliste yi balaa nga am livré dañ ci am yoon bala ngaa doon ab taximan seen syndicaliste yooyee ñoom dañ ci am yoon Guinée équatoriale gii voilà boo fa joxee taxi étranger waaw yow borom oto bi dootoo ko defati kii dawal taxi bi dootu ko defati kaso la jëm xam nga li ma doon wax léegi ne nit dina dem ba métier am yàqu mu ñëw doonu taximan su duggee ci biir métier mi nag mu baax mu bon sàmm ko yoonam néew ci léegi nag kooku su dalee ci client bi ne taximan bi ma dajal fekk kooku du taximan
am na nag li këyit yi taximan di am pour doon taximan mais yorul comportement taximan dafa jot bu ko defee nag ñu daal di généraliser ñëpp daal ne chauffeur taxi yi lii ak laa di yàq seen der fekk ñun ñi ci nekk sax dañ ci am lu ñu naqari ñun daal buñ sañoon képp kuy doonati taximan comme ni ko sëñ Saliou waxee ñun bu ñu bàyyee woon transport du ñu ko bàyyee sax mais ñu ñuy déglu suñ ñaari kàddu sax war nañ leen a mën a utal ay centre de formation di former waat chauffeur avant ngay am livret war nañ la former ba am diplôme. allo asalaamaaleykum 88 628 05 05 Afia FM. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. waaw maaleykum salaam xanaa da ngay entraînement da ngay daw xanaa. réseau bi. fii la ëppee kooku. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir. waaw maa ngi ci biir Cheikh maa lay ziar. waa entrée. Amar Mbengue la trafic. Mbengue Mboro. xaritu Papa Ndiaye. waaw jaay taar. non du jaay taar bëgg boppam fonk boppam. waaw sama doomu ndey la daa bëgg boppam fonk boppam kooku loolu dafa naturel ci moom. waaw macha allah jërëjëf. maa ngi ziar Ablaye Diam di ñaanal Sil Souleymane Ndaw moom xam ne moo nekkoon foofu dijee foofu ci rajo boobu Afia FM. amiin waay. ndeysaan waaw sunu xarit la woon. ndeysaan jërëjëf. waaw ñu ngi koy ñaanal baax di rafetlu sa taxawaay ni ngay taxawee ci rajo am na solo ni ngay taxawoo transport am na solo. dëgg la ñoo ko bokk. waaw sa tey kàddu dafa am solo dafa may déglu ma ne waa kii wax doomi sëfoor la wala nu demee nii. non damay taxawaalu du ma sëfoor de. non dama ni yow moom ci nga bokk moom parce que ni ngay waxee rek ku xam nga wax kàddu bu jógee rek da nga xam kii fan kàddu gi fan la toll ci moom. non dama leen a bëgg rek moo tax. ñoo la raw foofu na di kontaan foofu nga dalal di leen kontaane bu baax a baax. jërëjëf. di nii nag suñu président Omar Diouf njiitu trafic. jërëjëf mi ngi lay déglu di wax ni sa wax ci biir wax nee nga mouvement yi bëri na waaye mouvement boo xam ne da nga jóg ci ngir sa bopp ngir sa intérêt bopp yàlla la fi yàlla jële waaye bépp mouvement boo xam ne da nga jóg ngir taxaw transport ngir dimbali chauffeur yàlla na la yàlla kàttanal ba nga am ndam ci transport. waaw loolu ngeen soxla amin loolu laay ñaan man Amar Mbengue. jërëjëf. waaw maa ngi kontaan yow de nuyu sama waa ji Ablaye Ndiaye maa ngi lay ziar. ziar naa la Amar ziar naa la bu baax yow moom sa taxawaay xam nañ ko bu baax a baax macha allah. waaw yow da nga am passif. waaw te noonu la rek nit ki foo ma di toog foo ma nekk nekkal ci dëgg rek toogal ci dëgg ndax dëgg mooy mujj. dëgg la loolu waaw dëgg mooy mujj ne ay caaxaan ay neen mën naa neex loolu mën naa rafet loolu waaye mujj ga moom du sori. loolu leer na. waaw kon nag na nekk ci dëgg rek xam ni ñun li ñu yor. ñun damay wax dañoo yor pièce complet yor oto yu normal yor oto yu valable ci ñun rek la ñuy bañ a gis. dëgg la de waaye nag Amar. waaw ñun rek la ñuy bañ a gis waaye nag ñun ci dëgg la nekk parce que mënoo ñu arrêté ba jàpp ñu kon nag fekkoon nag ñun boo ku nu bañ it yaay sonal sa bopp rek. dëgg la tey boo ku nu dimbaliwul yàlla dañuy dimbali incha allah. waaw dëgg la. waaw kontaan naa bu baax a baax nag kontaan naa baax. jërëjëf Mbengue Mboro di ñaanal rajo bi dina ñaanal baax ndax yow mi jóg ngir jàppale chauffeur ñuy jox leen priorité ci rajo ñu fa am émission di fa wax seen jafe-jafe yàlla dañ la fay incha allah. amiin waay ñu bokk ñun ñëpp waay kontaan naa nag baax a baax. di nuyu ñëpp la di ziar ñëpp. amiin waaye nag waroon ngaa sant ñang rek mu neex nag. yàlla tere. yàlla tere ñang lu ma koy doyee. dégg nga yaa ngi wax cere gis nga yaa ngi wax yàlla tere nga naan yàlla cere loolu fu mu am. yàlla tere laay wax yàlla tere. merci beaucoup Mbengue Mboro benn sant tax ko. jërëjëf. waaw rafet na yàlla na yàlla taxaw rajo baax a baax yokk doole ji baax a baax. jërëjëf sëñ merci beaucoup. ndax rajo bu yàgg la wax dëgg yàlla rajo bu yàgg la. waaw kontaan nañ bu baax a baax jamono Souleymane Ndaw da nga ko déglu bu baax a baax wax dëgg yàlla ba léegi nii yàlla baax na daal te jaar dëgg rek yàlla na leen dooleel baax a baax. merci yëpp ñu ngi leen di teewlu. dëgg la waaw parce que ñuy déglu ñoo ëpp ñuy dugg nag. voilà ñuy déglu ñëpp ñu dugg surtout waa trafic ak jamono ji mu toll nii waaye bu soobee yàlla jàppal fi nga jàpp rek. non émission bi trafic ñoo ko moom. waaw incha allah waa trafic moom ca kaw ci kanam rek li may wax rek man trafic laa bokk waaye bépp moment boo jóg. waaw ngir dimbali sa boor rek yàlla na la yàlla jox ndam ba nga nekk ci kaw. incha allah. waaw loolu la ñuy ñaan daal. waaw ñoom ñooy borom kër gi. trafic ñu ngi nuyu Malick Sow président ànd bokk sakku liggéey bu Télib Xonk. dëgg la. waaw bu Góora Diop mi ngi invité woon sànq. maa ngi toll gaara sam nii. waaw grand Góora. waaw grand Góora Diop. waaw nit ku baax. nit ku baax. wallaay ku disponible. waaw nit ku disponible ku baax. dëgg yàlla. waaw man sama soppe la ñoom ñëpp samay soppe la. wax dëgg yàlla yow ku baax nga. waaw ñoom ñoo ma gën jërëjëf. montre yu baax yi ñu bokk heure. jërëjëf kontaan naa leen baax. merci Mbengue Mboro. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp nag di kontaan ci ñëpp. Amar Mbengue Mboro. merci beaucoup. ok Mbengue. ok jërëjëf. waaw merci beaucoup. kontaan na jërëjëf. ok jërëjëf.
88 628 05 05 waaw di doon dalal rek suma ñaari président yi laay wax pour maasu nuun gi vraiment li ngeen fi développé am na solo ci wàllum transport mais di fàttali nag dañuy nekk ci li ñuy wax Covid 19 mooy li nga xam ne feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna lëmbee Sénégal lëmbee métier transport te ñun ci transport lañ bokk lépp lu ko laal rek laal nañ ñu moo tax 88 628 05 05 allo. waaw ku baax. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi ñu ngi ziar. waaw ñu ngi lay fay. waaw Makhoudia Diop taximan. waaw Jooba Juba. Makhoudia. di ziar président Saliou Ngom. mi ngi lay déglu. déglu nañ la ziar Makhoudia. waaw ñu ngi lay ziar di ziar sa mbokk sa naataango président boobu mu dalal. Ablaye Ndiaye. Ablaye Ndiaye waaw. waaw. waaw di rafetlu waxtaan yi wax dëgg yàlla li ngeen fi wax lépp rafet na moom lu am solo la. te it man transport li ma ci gën a naqari mooy. yow oto bi nga yor. da ngay gis oto boo xam ne nii yow sa assurance bi ngay dagg mën na dagg 2 fois wala 3 fois assurance am. te ba pare yow li ngay def. waxal na moom li ngay def moom lay def gën laa nekk aar rek moom booy xool sax moom la ñu gën a respecté ka yow. kan noonu. allo. kan la ñuy respecté. ma ne. waaw. li ma naqari ci transport mooy. waaw. ñun suñu oto yi ñu yor. di taxi. waaw. maanaam suñu assurance. waaw. mën na fay 3 fois wala 2 fois que assurance su particulier bi. dëgg la. particulier bi di maanaam di def loo xam ne nii maanaam yow taximan bi particulier bi sax la ñu gën a respecté. lu waral loolu. yaa ngi dégg léegi yow loolu li ko waral kay moom xam naa transport bu ñàkk a jaar yoon rek ak ñàkk ay njiit yu ñu xeexal. waaw ndax tey da ngay gis buntu Pikine wala Patte d'Oie wala fee na fa particulier di yabe. te yow tey boo amoon soxla Thiès ñëw taxaw sa oto nga xam ne da ngay wut 4 clients liggéeyoo sax mais da nga am soxla Thiès yor taxi boo ñëwee boo ñëwee yow mu ñemewoo fa sax jël 4 clients. dëgg la yow taximan bi am licence. waaw yow taximan bi am licence. dëgg la ñu may la laissez-passer yow loolu yow ñemewoo ko. am autorisation bu def transport. am autorisation bu def transport yow fa ñooñee taxaw di yab yow ñemewoo faa taxaw di yab. loolu leer na te nga gis leen ñoom seen assurance yow mën nga sa assurance mën a dagg 3 fois seen assurance ngay fay droit de stationnement. billaay dëgg la. am transport en commun yor livre muy jeex nga koy yokk ba pare Covid 19 bi ñëw am na taximaan yoo xam ne nii mënuñu sax a am dépense. mënuñoo dem seen dëkk kay ngay wax. mënuñoo dem seen dëkk am ñoo xam ne ñu ngi demal gaare oto mënuñoo ñëw am ñoo xam ne dañuy yóbbaale sa oto mënuñoo ñëw ñu ne li ñuy séddale ñoom taxi ñoom chauffeur urbain yi duñ ci bokk interurbain yi ñoom ñoo ciy bokk loolu tamit sëñ bi ñu ngi koy naqarlu lool. ñaaw na trop. dégul fenn. ñaaw na lool ak li nga xam ne nii maanaam ñun taximaan yi chauffeur transport yi am suñu pièces yu normal ba pare dafa mel ni ñun maanaam ñun ñooy lekkukaay gi ci tali bi. loolu da leer na moom. loolu day wax dëgg yàlla moom daal ñu ngi koy sant ñaari président yooyu fi nekk. merci beaucoup merci Makhoudia. ñu joytul la ko di ziar nag président Saliou Ngom. xam nga ma jaaxal balaa ngaa génn. waaw. buntu Pikine. waaw. dafa mel ne dafa am deuxième beau maraîcher. waaw mais loolu troisième beau maraîcher mi ngi fii mi ngi Colobane. mi ngi Colobane. quatrième beau maraîcher mi ngi fii Patte d'Oie. cinquième beau maraîcher mi ngi Pikine. am kay. daw na. allo. waaw acca. waaw ma ne loolu lépp kay ñun xam nañ ko waaye nag fi mu ne nii ñun dañ cee néew doole maanaam nag fu mu nekk nii Saliou Ngom loolu muy dox ak ñeneen. waaw. moom la ñuy ñaan yàlla mu sotti rek bu ko defee ñun ñu mën a nekk à l'aise mën a liggéey normal mën a xëy normal wax ci normal. amiin ñu ngi lay déglu de. ndaxte fi mu nekk nii. chauffeur taxi amatuñu heure wàcc. dëgg la. te li ko waral mooy transport bu yàqu moo ko waral. exposé kay. chauffeur taxi dafa war na mën a xëy 8 heures ni heure bi laay wàcc mais mënoo ko da ngay xëy 8 heures daw ba 8 heures doo am versement nga bëgg a prolonger ne ci tali bi di nelaw di mbëkk di accidenté loolu lépp di ñu daal. billaahi dëgg la maanaam transport bu ñàkk normal da nga ko waral. moo tax ñëpp dañoo hémorroïde. wax dëgg yàlla de ñun de moom ñu ngi koy jooytu de te ñaari président yooyu nekk foofu daal. toogaay bi yàgg na te amul njëriñ. ñoom daal ñu ngi leen di ñaan maanaam ñu fu seen loxo mën a àgg rek nañu ko fa jooytu ak ñi mel ni ñoom. bu soobee yàlla incha allah jërëjëf. président dégg ngeen. waaw en tout cas waaw loolu li ma ci bëgg a yokku mooy li ma ci bëgg a yokku. dëgg la acca mooy transport.
bépp état bu bëgg développer sam réew. waaw bu transport bi avancé rek bokk na doon na benn pas bu am solo boo xamante ne si ci développement la bokk. ci réew mais tant nag yaa ngi bëgg sam réew avancé te nga fàtte transport pour nga am li nga bëgg du yomb. nañ bàyyi xel transport te xam ne nit ñi ñoo ko soxla. waaw transport mooy dox soxla yi. ku yor sa doole jënd sa benn 8-8 wala jënd sa 4-4 tamit yow am nga doole jooju mais li ëpp ci sénégalais nañ xam ne dañuy paas. amuñu di fay paas kon nañ respecté waa transport. waaw jërëjëf président li ñuy dese woon ci waxtu daanaka xoj nañu xanaa ñu bàyyi rek nga tàggatoo sa wax ju mujj. waaw di ziar képp koo xamante ni si yaa ngi yëngu ci wàllu transport muy sama kàddu yu mujj di nuyu tamit sama waa garage GIE Touba Waagu Ñaay Ablaye Ndiaye la GIE Touba Waagu Ñaay maa ngi nuyu sama waa garage yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci transport ànd booloo pour fexe transport jëm kanam rek maa ngi lay nuyu di nuyu tamit waa trafic ak waa regroupement taxi urbain mouvement yëpp yi ne ci biir réew mi ñëpp maa leen nuyu di leen ziar te di leen wax ne nañu ànd pour fexe transport suqaliku ngir réew mi avancé. jërëjëf président yow it. waaw maa ngi leen di sant ci invitation bi vraiment. di nuyu di sant chauffeur yëpp nag. di wax rek nañu muñ rek. waaye nañu muñ aussi nañu gën a déggoo. nañu gën a diisoo. vraiment maa ngi nuyu waa Boo Maraîcher waa Ndefleng waa Manko Taxawu Taximan waa Diourbel maa ngi nuyu monde transport yëpp. te xam ne lii jox nañu benn leçon boo xam ne dafa am fu ñu war a teg suñu tànk feneen leneen loo xam ne ni ko ñeneen ñi doon defee. nañ bàyyi xëccoo bi. ñu àndandoo bokk ndey bokk baay xeex intérêt général noonu laa ko gisee asalaamaaleykum wa rahmatulah Abdoulaye Ndiaye yow itam nuyu naa la bu baax vraiment waa Waagu Ñaay nuyu naa leen ñoom ñëpp nuyu syndicat yi nekk ci réew mi yëpp ñu gën a xalaat réfléchir surtout loolu buñ la wootee ci négociation. nga xool balaa ñu laa sexal nga xool li ci bon. surtout loolu rek mooy luppel gaa yi quoi ndeysaan asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw xàccandoo dóorandoo loolu la ñu wax parce que mbooloo mooy doole te moo tax ñu créer ay président créer ay njiit pour ñu mën a véhiculer message yi nga xam ne nii ñi leen jiital moom lañ leen di jox. fii la ñuy yem rek ci waxtaan wi parce que lu duuf ci nag bi xaju ci cin liñ fi waroon wax yëpp xaju fi di la jaajëfal yow sama ñaari président yi wax dëgg yàlla li tubaab naan la répétition est pédagogique mënuma di ko kiyare mais di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ci seen disponibilité ci seen teewaay ci Afia FM 93.0 di leen dox dajewaat beneen jour beneen bés même heure même fréquence fii ci Grand Yoff cité millionnaire ok jaa ngeen jëf. Non scientifique Covid-19. Origine Chine. Âge bientôt des mois. Profession tueur. Type de passeport diplomate. Ami rassemblement indiscipline inconscient.